mooy ni képp koo xam ne ñu ngi lay jaay doole ci kaso bi na dakk nu mu gën a gaawe ñu ciy jiital sunu camarade Clédor Sène nga xam ne deful dara dafa toog këram ay policiers ñëw fanaan buntu këram di ko xaar mu yeewu pour ñu jàpp ci waxi caaxaan ci waxi am na audio boo envoyé kee ak boo envoyé kee waxi Balla Pouye beneen bi mooy camarade Assane Diouf moom sax moo filmé fi ñu ko doon jël si kon kooku mi ngi toogoon ci këram ñu fekk ko fa jaay ko doole waa këram sax bëgg a fipp mun leen bàyyi leen bu leen def dara toog leen seetaan leen ñu jël ma yóbbu parce que nguurug jaay doole lañ. ñun nag li ñuy wax duñ ko wër-wëral ñaxtu la ñuy def mais ci jàmm ñu ngi artu nag sénégalais yi war a wax nañ wax na préfet Dakar bàyyi lambar bi muy def ci mbeddi Dakar yi te autorisé marche bi nga xam moom lañ bëgg a def ci jàmm bu ko defee benn problème du am kenn du taal kenn du lakk ñu dem taxaw wax leen ni nañu libéré képp koo xam ne dañ laa téye ci jaay doole lii lañ demandé ñun la coalition le peuple bu ñu bëggee jàmm nañu autorisé nañ wax préfet Dakar mu autorisé ko ci jàmm bu ko defee yëf yi mën a jur jàmm parce que sunu droit la constitution Sénégal moo ñu may heure bu ñu bëggee dox ñaxtu ñu dox ñaxtu dañ ko koy yëgal rek léegi nag na ko autorisé bu bëggee jàmm maintenant nag ñun li ñuy wax mooy li xew ci réew mi dafa ëpp lii nga xam moo mujj a xew prétexte la parce que ñoom comme ni ko sénégalais yëpp gisee danoo bëggoon a jaar ci mbirum Ousmane Sonko pour jaay doole sénégalais yi jàpp ne man opposant la mais kenn du opposé wu ak man loolu la président Macky Sall gëm nee na moo ëpp doole ci réew mi kum demal élection da lay gagné waaye day tànn ñi muy bëreel loolu moo tax pexe bu ne da koy jaar pour éliminer ñi nga xam ñoo war a bëreeg moom surtout que sax moom mënatul a bëree ndaxte âgé na parce que 2024 mënta nekk candidat kon nag moom daa war a wut jàmm coow lii fi génn nag dañ koy wax ñun la coalition citoyenne le peuple président Macky Sall moo rëcc ñooñu doon def médiation am na ñu leen ëppoon doole def médiation avant xeex bi am te mayu leen sunu sang bu tedd bi sëñ Mountakha Mbacké ku mu ñaan ci réew mi lu mu la ñaan nga def ko bu dee du lu yàllay tere te du ñaan lu yàllay tere kon nag moom sëñ Bass Abdou Samad sëñ Abdou Samad Mbacké ibn sëñ Chouaïb bi moo wax ñëpp yi dégg mu ni sëñ Mountakha ñaan na président Macky Sall avant coow liy am ne ko mayeel président Macky Sall ne ko dossier bi yegg seegul ci man mu ne ko bu yegsee ci yow na nga ci wis ndox mu sedd ndax moo gën ci yow gën ci réew mi président Macky Sall mayu ko loolu mooy dëgg ñu daal di jàmmarloo ak moom ci coobareem parce que président Ousmane Sonko bi muy dem ñu koy woo muy wuy ji d'accordoon naa dem taal ay otoom ànd ak i avocat am ay farandoom dar ko comme niñ koy defee képp kun fi mos a woo ci sa dayo bu dee tribunal ngay dem say mbokk lay dal bu dee ñoo lay dar bu dee politicien nga say mbokk lay dar mooy ak ñi ànd ak yow loolu la Ousmane Sonko def ñu ne ko nag doo jaar wii yoon pour provoquer ko ne ko yoon wi ngay jaar neexuñu jaaral ca wee yoon mu ne non du ngeen ma sàkkal fu may jaar ñu dem ca digg taliba ànd ak préfet Dakar comme ni ma ko waxee tuuti mu nekk ca kaw taliba yi lambar ñëpp gis ko mu dem ni leen tas leen ful bi ñu tas ful bi biñ ko tasee pare ni ko coppet ñëpp yaakaar ne dañ koy yóbbu tribunal pour mu dem gisi juge d'instruction ñu daal dem enlever ko yóbbu ko section de recherche gendarmerie alors que loolu taxul woon ñu convoqué ko loolu jaay doole la président Macky Sall moom provoqué xale yi ñu àndoon ak ñëpp ñi nga xam dañ doon xeex dëgg nit ñi xeex ak moom kon ki provoqué mënuñoo bàyyi ki nga xam ne daa fayu di ko ŋàññ bàyyi ki nga xam ne moom moo tooñ ki tooñ mooy président Macky Sall mi jox instruction préfet Dakar ak waa GIGN ñu dem kar Ousmane Sonko pour dagg cortège bi mu doon wuy jee ba noppi nag jaay ko doole ba noppi naan ko yow participation à une manifestation interdite alors que moom wàccul oto ñoom ñoo ko wàcce mais nan ngay participer ci loo xam ne yow wàccoo sa oto kon nag li xew ci réew mi na ko Sénégal yëpp xam président Macky Sall moo responsable moom moo ko créé parce que ñooñu defuñu ko ci seen tur président Macky Sall moo leen ko defloo kon nag comme loolu am na fukki nit yi ak benn yi fi dee du yombe noonu ci moom lépp lañ bëgg mu leer naññ ku ne gis na ci vidéo yi sànq li tax ñu yéex a commencé le camarade Abdou Karim Gueye dafa demoon fekke ji denc bi ñu doon denc xale bi nga xam ne moom lañ rey ca Parcelles Assainies nga xam ne ñëpp gis nañ ci vidéo ni ab policier moo taxaw diir ko ba ni ko puyibal mu dee mu daal di wàññeeku dugg ci oto bi auto police ñëpp di ko gis waa léegi loolu dañu fi am ci sunum réew ñu bàyyi mu jàll du mën a jàlle noonu
donc li ñu bëgg mooy président Macky Sall na bàyyi xale yi nga xam day dem ci seen kër yi di leen jëli te defuñu dara di xool ay vidéo yoo xam ne xamu fu mu ko jëlee naan day traqué ay manifestants yu nekk seen kër yi naan leen yow gisoon nañ la bokkoon nga ci ñi demoon fee ak yow gisoon nañ la demoon nga fee waa policier boobu diir doomu jàmbur rey ko nag moom du ñu wax ay waxam président Macky Sall faut mu respecter sénégalais yi dañoo bëgg lépp li nga xam ne moo ci am ci mbir mi doomu jàmbur yi nu rey fukki nit ak benn loolu mënta ko ne te président benn mënu fee def lu mel nii président Macky Sall def parce que même bu dee 2011 dañ doon boole ay bis yu bari ak ay période yu bari presque sur 2 ans ñu mën a wàññi mu mat fukki nit mais président Macky Sall xëy bëgg a rey ci manifestation boo am si nit ñi defuñu dara lépp moo ko provoqué mu rey fukki nit ak benn ba noppi ñuy seetaan ñun sénégalais yi mënta nekk ku mel noonu taxaw di nu boom ñun sénégalais yi mënatunoo jiite moo tax la conséquence bi sénégalais yëpp waxee ni procureur Bassirou Gueye dañoo war a tekki ndombal tànkam ñu ni ministre de l'intérieur mi nga xam ne daa wax njombe wax ne ay terroristes sa ñëw Sénégal te ñëpp xam ne ay sénégalais ñoo doon manifester mu ne ay terroristes lañ kooku wax dëgg yàlla def na loo xam mënatu la nekk sur ministre de l'intérieur Bassirou Gueye ñëpp gis li mu def moom procureur ci dossier bii nga xam ne lépp taqal na ko wane ni complot bi moo ko jiite. beneen bi nga xam ne moo si nekk également mooy lépp gis ni ministre de la justice moom mi nga xam ne daa dem naan ay mbër ñoo ñëw Sénégal ndax amuñu ay làmb yu ñu def moo tax ñuy wër ci mbedd yi di manifester. mu dolli ci Aïssata Tall Sall ministre des affaires étrangères dem France 24 daan ni ay forces occultes ñoo nekk Sénégal yooyu yëpp di kàcci neen loo xam dara amu ci. waa léegi nag ñii ñëpp li gën a gaaw pour ñu abal ñu mooy kii seen kilifa fal leen abal ñu looloo gën a gaaw ñun sénégalais yi dañuy exiger la démission du président Macky Sall. parce que nag doy na lii lépp moo nekk ci ginnaaw kon nag ñun dañoo jàpp ni nañ arrêté buñ bëggee jàmm ñi ñuy dugg ci kër jàmbur yi di fa jël ay xale. pour di xoxatal nit ñi mënatul a continuer dañoo bëgg d'abord ñin ci téye yëpp ñu baleen te président Macky Sall arrêté moom police am bii nga moo leen instrumentalisé ak justice am bi nga moo leen instrumentalisé di dugg ci kër yi di téye xale yi kooku na dakk te ñu leeral bala ñoo dem lépp li nga xam boom nañ ko fi nit ci coow lii ndaxte ñoom ñoo ko provoqué lépp ku ne gis nañ ko bañ demee ba ca biir te damay daanale foofu lii tax président Macky Sall jox leen ndigal ni leen bu leen yóbbu Ousmane Sonko bu ngeen ko carré ba noppi ba kidnappé ko bu leen ko yóbbu 8e cabinet juge d'instruction bu leen ko fa yóbbu parce que dafa xam ne bu demee ca 8e cabinet moo tax Mamadou Seck après ñëpp gis nañ dafa démissionné parce que bu ñu bàyyi woon Ousmane Sonko yegg si danaan ko Ousmane ñibbil sa kër ndax defoo dara ndax dossier bi ñëpp gis nañ ne ci biir ni complot la yàqu na ñoom ña ngay tamante dëmm seen biir ñëpp yëg nañ ci fan yi presse bi ku ci nekk yaa ngi naan du man diw la ñoom seen biir la ñoomu neen la affaire bi daal li ci sénégalais jàpp mooy yàqu na dil bi comme ni ko xale yi di waxe dil bi kalaate na léegi nag comme dil bi kalaate na léegi nag ñoom instant bi li ñuy def moo mënut a ne dil bi kalaate na ñuy wut a jaar ay pexe ba noppi bëgg a téye ay doomu jàmbur loolu mënta continuer léegi nag ñu ngi wax ak sénégalais yi mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam président Macky Sall moomuñu buñ bëggee moom lii muy def ci réew mi dakk dañ koy ñeme comme nii nga xam moom la ko ñëpp gisee keroog xale yi taxaw mobilisation bi metti mu xam ne metti na mu wut ñu ko jàppale pour mu génn ci dossier bi. léegi nag loolu ba mu ca génnee mi ngi wutaat beneen yoon di jaar ci kër yi di napp nit ñi peut-être am na lu muy waajal sénégalais yi nag yéen a yore seen cëggal guy dañuy jàmmaarloo ak moom su bëggee jàmm bu kenn layam nan jàkkaarloog moom parce que moomuñ jërëjëf. boo gisee peuple bi génn nga xam ni peuple bi génn noonu. ñoom ñoo taxaw ñu sàcc privé leen seen droit de vote privé leen seen droit de vote sàggane seen élection ñuy dem di voter fu ñu dem di voter ñoo leen non fii sa tour nekkul ci fichier foo xam ne doon nañu fa voter depuis 10 ans donc Macky Sall musul nekk président bu légitime boo xam dafa légitime musul nekk. léegi nag ñun suñu cadre mooy Macky Sall dafa war a démissionner quoi ñun loolu la ñuy wax Macky Sall ñun amuñu leneen lu ñuy wax lu dul Macky Sall na démissionner et que ñuy wax ñëpp nañ ko ñëpp noté muy mouvement. ak koo mën a doon Sénégal ak loo mën a doon nga xam ni peuple Sénégal bi dañuy jug pour souveraineté ak sàmm démocratie Sénégal te loolu ñun Macky Sall la ñuy jox suñu kàddu la ñuy wax suñu kàddu joxuñ ko woon moom nekkoon na démissionné parce que loxoom takk na deret ba pare dafa rey suñuy doom toroxal leen loolu mooy kàddu bi may wax Macky Sall manifestation yi ñuy def nag ay manifestation yoo xamante ni la pour moom mu démissionné la taxaw yi ñuy taxaw ñun en tant que société civile en tant que activiste ak lu mu mën a doon pour moom mu démissionné la te képp ku taxaw di leen wax leneen lu dul Macky Sall na démissionné duñ ko déglu parce que le combat continue et que fitna bi am ci combat yi moom moo ko démarré parce que ñun li ñuy woote mooy ay marche pacifique jàmm rek la ñuy woote dañuy def ay déclaration dem préfecture dugal ko topp procédure yi dem taxaw ci bërëb bi ñu bëgg a manifester ñu manifester ko parce que droit constitutionnel
wax naa ko fii ma ne devoir la ci citoyen bu nekk parce que njiit yi ak seen askan leen boole mooy constitution charte nday réew bu ko njiit yi respecté wul devoir la ci askan wi ñu dem arracher pouvoir bi kon ñun suñu combat mooy Macky Sall day démissionné te dinañ ci taxaw def ay manifestation bu samedi dañuy def manifestation ci woote bi ñëpp woote lundi dañuy def manifestation mardi dañuy def manifestation mercredi ba keroog Macky Sall di quitter pouvoir bi waxaguma nag si ñun coalition citoyenne le peuple Clédor Sène Claire Vision dafa bokk ci mouvement bi ci coalition bi nekk ci membre actif keroog conférence de presse bi ñu njëkk def moom moo toogoon moo nekkoon ki doon mook Mansour mi ñoo toogoon si kanam Clédor Sène nekk koo xam ne Sénégal ñëpp xam nañ Clédor Sène xam-xamam ak njëriñ ak patriotisme bi nga xam ne wane na ko ci xeexal Sénégal ak li mu jàng ñun ñëpp tey ñun ñëpp moom moo ñu xamal Sénégal li fi nekk ci ressource minière naka lañ ko utiliser li fi nekk yëpp te bu loolu la Clédor Sène duñ ko xam jàppuñ ko jàppi dara injustement dañ ko jàpp loolu jaay doole lañ ko jàppe te teguñu ko fenn loolu tamit bokk na si li tax ñuy wax ak Macky Sall ne ko na leen bàyyi Assane Diouf tamit mouvement bii coalition citoyenne le peuple moo tax ñu jàpp ko tamit ñoom lañ njëkk arrêté si xeex bi yëpp te ñu leen arrêté mooy parce que dañu jàpp ne ñoom dañoon préparé sosal leen créer ay audio wax yu kenn xamul jàpp leen tëj leen ci audio boo xam ne audio bi dara nekku si donc ñun nous exigeons la libération de tous nos frères ñoom qui ont été arrêtés beneen bi mooy Ousmane Sonko laay waxal ñun ànd nañu ñun faruñoo benn parti politique ñun ànd nañoo benn parti politique bokkuñu benn parti politique principe ak idéologie projet bi mu yor loolu lañu adhéré di ko défendre depuis boobu ñu bëri sax comprendre guñu ñu koy défendre gëm ko te moom lañ gëm ba tey mais dañ koy wax lu leer ne ko combat bi moom taxul ñu jug bi ñu jug xamuñu ko kon moom warul téye suñu combat dañ koy wax ni ko na gën def déclaration woo Sénégal yëpp ñu daje Obélix samedi ba pare ñun dañuy continuer combat bi loolu lañ koy wax na ko def parce que askan wi ñoom ay mindaanu askan wi lañ il faut ñu xam loolu il faut Sénégalais yi bàyyi di topp nit ba fàtte principe bi ñu ko toppee ñun Sénégal moo tax ñu topp ku ñuy topp kenn nekkul kenn supérieur kenn te ay doomu jàmbur ñoo dee kon doomu jàmbur warut a dee ba pare Macky Sall di continuer di nekk ci pouvoir c'est pas normal te loolu ñun duñ ko nangu. Sénégal nag foo waxee ñu la bul xeex boo dee yaay perte sa bakkan ñi ngay xeexal jaruñu ko lu tax ngay xeex ku ñàkk sa doom perte nga Macky Sall ne loolu laay dëggal moo tax bi Ousmane Sonko génnee li mu wax tax na Macky Sall ñoom bàyyi nañ wala ñoom bokk nee nañ dañuy combattre di xool pacifisme wala loo xam dañ koy rafetal Macky Sall nga jël ay policiers ñuy dugg fekk ay xale yu am 15 ans seen ginnaaw yaay yi di leen foqati ba léegi ba bërki dem Macky Sall mi ngi rey ay nit policiers yaa ngi rey ay nit ci biir kër di dàq ci ay boy yu ndaw yoo xam yoruñu dara ñuy làqatu ci ay ginnaaw ay maire ay jigéen ñoo ñuy dóor ay fusil à pompe Macky Sall criminel la faut le dire ñu wax ko respecté wul askan wi faalewu leen même bi muy def discours sax dafa fexe woon mu nouvel ordre mondial ne ñoom la àndal takk pin su góor jigéenam di ko wane qu'on se dise la vérité Macky Sall du suñu président parce que respecté wul askan wi fi mu yemoon ak ñun nag fi mu mënoon yem mooy li mu rey ay doomu Sénégal te il est le responsable li xew yëpp il est le responsable Ousmane Sonko nag loolu mooy cadre bi ñu ko wax ne ko na génn def déclaration bi ñun nag ñaanuñu kenn dañoo jàpp ne ñoom askan wi lañ fi nekkal te Ousmane Sonko ñun Sénégalais dañoo am yaakaar ci moom te lu ñu gëm la te yaakaar boobu mooy tax ñu ko wax ni ko na génn def déclaration wan Sénégalais yi ne leen xeex bi dellu si ginnaaw que samedi incha allah moom dina teew foofu ci manifestation bi te mi ngi woo Sénégalais yëpp ñu ñëw ci manifestation bi loolu mooy kàddu yi ñu doon wax Ousmane Sonko ak li ñuy wax Macky Sall léegi nag Macky Sall kàddu yi ñu koy wax mooy yi ma koy daanele bañ a soril mooy Clédor Sène Assane Diouf Guy Marius Sagna ak képp ku jot ni ku ñu jàpp ci kaso bi jàpp nañ 500 jeunes 150 démb rek defeere nañ ay jeunes yu am 15 ans ay jeunes yu am 15 ans 14 ans ay 3 mois koo xam ne ñoo xam ne dañu war a def bac seen i parents yi woo ku ne fu nekk Kaolack Louga Tambacounda kan mooy taxawu xale yooyu suba xale yi bu ñu leen wooyee dañu war a génnaat te li tax ñu génnaat mooy askan wi ñun ñu jug wan leen ni li ñu doon xeex perte ñu ko ñi dee seen doom ñu wan leen ni ñoom seen doom yi dañoo dee ci ñii moo gën dee ci gaal gi kon loolu mooy message bi ñu ngi ni gërëm di leen sant wa salaatu ala rasulullah. peut-être soo amee message bi may jàllale message bi may jàllale suñu kilifa diine yi pour yëgloo leen ni am nañu nguur gi nga xam ne bàyyiwu leen xel am nañu nguur gi nga xam ne mu ngi nas ak di nocci ci wàllu agenda LGBT bu nekk ci àdduna bi Macky Sall ak équipe boobu ñu ngi nas li nga xam ne bu ko waa Sénégal xamoon wallahi azim ñëppay jug dem pale fekk ko fa génnee ko ba tey rey ko du yem ci génn kese dañ koy rey Macky Sall inscrire na Sénégal ci benn agenda bi nga xam ne ñu ngi lewal ak di layal lépp li nga xam ne ay droits LGBT dans le monde entier maa ngi koy wax yàggul ci weer wi ñu weesu muy février président Biden dafa faru génneewaat benn projet wu Obama bu 2011 mu wax ne États-Unis na commencé durcir ay sanctions ci bépp dëkk bi nga xam ne yéewanalul wala yombalalul lépp luy droit LGBT yi dans le monde loolu projet Obama loon depuis 2011 mu teg si nag ne ni dina sanctionner financièrement bépp dëkk bi nga xam ne
dañuy buntu xatal ak di fitnaal góor jigéen seen biir dëkk. lii la Biden wax ba mu njëkkee yeeg pouvoir loolu bettuñu Biden équipe am sax nommé na transgenre nommé na ay góor jigéen moom il est acquis à la cause LGBT avant mu yëg au pouvoir. ba mu waxee loolu nag wax sanctions financières yi wax restriction visa yi wax geler avoir financier leader politique yi nekk si dëkkam yëpp nga xam ne fas yéene na ko jëfandikoo pour contraindre dëkk yi ñu mën a yéwénal ak yombalal góor jigéen semaine bu si topp. États-Unis dafa dimbali Sénégal par l'USAID jox Sénégal lu ëpp 300 milliards 325 milliards Sénégal bu nekkoon si logique gu xeex LGBT Biden du ko dimbal boobu maanaam du wax ni nañu punir képp kuy xeex ba pare une semaine après muy neexal Sénégal ñun dañoo war a poser question Sénégal fan la toll ci agenda boobu may wax ni PGA nga xam ne c'est une union internationale des parlementaires pour yoonal góor jigéen Sénégal gi yónni na fa 3 wala 5 ndawam yoo xam ne ñoo fa représenté Sénégal à notre insu ils sont 1350 députés dans le monde entier yoo xam ne ñu ngi leen di waajal ci comment préparer des lois qui sont douces des lois yi nga xam ne qui sont presque incomprises pour di ko distiller dans l'appareil judiciaire de ces pays là pour waajal avènement góor jigéen yi ci àdduna bi yëpp. ndax aujourd'hui lobby international la ànd ak ay milliards yu bëree bëri fas yéene forcé ko dëkk yëpp yi nga xam ne dañ koy bañ ñun Sénégal. Macky Sall sàcc na mook ay rakam suñu pétrole méttiwuñ ndax xam nañ ni nañ ko dabu ji ndax bu dee am nañu ay puits yi nga xam ne puits yu illimité la xam nañu bu ci sàccee pendant 3 4 5 ans wàññiwul Sénégal Macky Sall sàcc na zircon sàcc na pétrole joxe na ay licences yoo xam ne xam nañ ni mën ko annulé ndax géej googu du ñoo ko moom. waaye nag su fekkee ni suñu ay valeur suñu diine la Macky Sall instant yi nekk di yàq lii mëntuñ ko dabuwaat. lii Macky Sall mu ngi koy waajal depuis ba mu ñëwee au pouvoir barki démb maa ngi koy fàttali ne ba mu ñëwee 2013 premier EPU mooy examen périodique universel bi nga xam ne Nations Unies daf koy chaque année di convoquer dëkk yëpp leen laaj fan ngeen toll ci góor jigéen yéen ñëpp ngeen ko consulter en ligne Sénégal saa yu demee dafay wéral que ñun sonluñu góor jigéen ñi amul benn loi bu tere góor jigéen te ñu ngi leen di dimbali. Macky Sall saa yu demee bitim réew bu ñu ko laaj ci góor jigéen dafay xamale carrément ni góor jigéen ñi bu leen neexee manifester bu leen neexee def lu leen neex ñun gouvernement bi leen def dara. moom leeral na ni gouvernement bi il n'a pas de problème avec les góor jigéen moom le peuple la bàyyee opinion nationale léegi nag le peuple moom xaw ma si dara waaye ñun état bi mu leen def dara ñun. donc Macky Sall inscrire na Sénégal ci benn agenda bi nga xam ne agenda bu satanique la agenda góor jigéen bu mag la bi nga xam ne code de la presse barkaati dem bu ñuy tudd ñu ngi siy tudd orientation sexuelle. ànd nañ fi genre dugal ko ci mbooleem ministère ba defal ko sax ministère du genre ba tey sénégalais yi waxtaan ñu si change nañu permis de conduire changer sexe tuddee ko genre. defar na fi constitution bind fi nouveau droit ba pare interpellé wul kenn ba tey def na fi benn plan national bi nga xam ne pour l'équité et le genre di wax waxu société sans discrimination d'ici 2026. taxaw nag président Obama ne ko Sénégal pareegul wax ko du ma sa pare dafa ne il n'est pas encore prêt ñu war a xam nag kon quelles sont les stratégies que le Sénégal est en train de mettre en œuvre aujourd'hui pour préparer une société sans discrimination où les LGBTI auront libre droit de se marier et de vaquer à leurs occupations comme dans tous les pays du monde. aujourd'hui lii mooy suñu problème bu gën a ngand bi nga xam ne lii haute trahison la ci wàllu ndono mag ñi ci wàllu diine ci wàllu suñu valeur yi nga xam ne Macky Sall daf ñu ko def te duñ ko baal abadan dama ne sëriñ sëpp nag suñu comprendre li xew te nag wax dëgg yàlla njort nañ ñu ngi koy waajal ndax weer gi ñu génn am nañ jàmbaar gu mag Sénégal bi xam ne Sénégal yëpp ko amee njukkal muy tudd Ababacar Mboup dox nañu si benn àndandoo bi nga xam ne ñu tudd ànd sàmm jikko yi sëñ Fallou mii kenn la si ñoom di def liggéey bu mucc ayib ci wàllu googu dem nañ seeti mboolee mi xalif généraux Sénégal yi mboolee mi imam ratib yi nekk si biir Sénégal bi yëpp pour wan leen ni Sénégal nekkee di dox ci wàllu ngóor jigéen ñu am nag bëgg-bëgg ci benn loi buy criminaliser homosexualité au Sénégal ndax loolu nga see koy faj instant bay wax ak yéen la Ligue LGBT du Sénégal mu ngi préparé benn atelier bi nga xam ne pour amender l'alinéa 3 de l'article 319 du code pénal ñoom nëbatuwuñu dañ ko bind ñu ngi koy taf ne il faut ñu dindi article boobu parce que article boobu il est discriminatoire acte contre nature yi ñoom kese la vise ñoom ne dañoo am droit dund ndax Sénégal a signé ay traités yi nga xam ne wax ni kenn du inquiété kenn ci orientation sexuelle am ci appartenance politique am ci religion am ci race am ak ci ethnie am li effectivement Sénégal moo ko signé waaye nag dañuy fàttali Macky Sall di fàttali ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo fi toogal ñooñu Sénégal réew la bi nga xam ne réewu diine la réew ñi ko sos samp ko diine moo ñu boole te suñu diine dafa bañ góor jigéen islam buggul góor jigéen christianisme buggul góor jigéen suñu ay aada buggul góor jigéen maanaam ñun homosexuel du suñu tradition du suñu histoire du suñu culture te bokkul suñu religion dama ne fii ba àdduna tukki laax du ñu nangu góor jigéen am Sénégal te trahison bii nag mooy trahison bu gën a mag bi nga xam ne mënuñu koo baal ñun Macky Sall
ci dox bu muy dox ci góor jigéen ñi ci dox bu muy dox ci yéwénal góor jigéen ñi moom ci moom fàttali naa ne campagne am sax ay góor jigéen ñoo ko financé ba ma gisee ministre mi di wax waxu force occulte ak waxu terroriste les vraies forces occultes sont avec Macky Sall. Ces forces occultes là sont des homosexuels yoo xam ne dañoo financé campagne Macky Sall dañoo ànd ak moom ci biir réew mi ba obligé ko mu nommé ay ministres yoo xam ne ministre góor jigéen lañu ñëpp xam Macky Sall gouvernement bi mooy gouvernement bu gën a catastrophique ci histoire Sénégal lépp genn wàll ministre mi ay góor jigéen lañu. C'est des homosexuels waxuma waxu ils sont pro c'est des homosexuels Macky Sall ci moom c'est des homosexuels ñoo ko tabb ñoo ko dimbali ñoo ko financé ak seen alal gu bëree bëri nag ba tax su waxu nemmeeku tuur yéen opposants yi waxu ñeneen ñi na wax moom ñoom Bertrand Delanoë bu ñëw déplacé ñëw ba fii Sénégal di góor jigéen bu mag moo nekkoon maire Paris góor jigéen la bu marié carrément ak un Sud-Africain dem na ba Afrique du Sud pour marier wu bien avant la loi de mariage pour tous en 2013 kii dafa déplacé wu bàyyi léppam ñëw fii campagne Macky Sall mooy candidat am Macky Sall ñaar ñoo bokk ay valeurs yoo xam ne valeurs yooyu mënu koo wax may wax ne Macky Sall ba ñu ko nommé ki mu njëkk décoré ci ordre du chevalier ordre du lion bi Sénégal am en décembre ba pare def ko ci 10 décembre nga xam ne mooy journée droit de l'homme bi nga xam ne ñoom dañu koy xeex instant yi Bertrand Delanoë la Macky Sall njëkk tabb et loolu ça veut tout dire 10 décembre boobu aujourd'hui la loi lu ñuy wax les droits de l'homme mu ngi am benn vision bu bees bu mu am ndax léegi dans les droits de l'homme dafa am benn dimension bi nga xam ne d'orientation sexuelle buñ ci boole ñoom parce que ñoo jàpp ni droit la le droit de disposer de son corps bokk na ci droit wu changer sexe bokk na ci droit sëy ku la neex ndax lii àdduna bi foofu la tollu jamono bii damay nag Macky Sall mu ngi ciy liggéey bu jéggi dayo ba pare liggéeyu suuf la daan mi waxtaan na ci wàllu éducation sexuelle nu ko ñoom UNESCO ak ñoom PNUD di liggéeyee pour commencer jàngal xale yi mbiru sëy ñu commencé bëgg jàngal ci éducation bi ñu mën a leeralee xale yi ay tolérance am na seen matière bi ñu defal sax primaire tuddee ko ñu ko tuddee sax vivre ensemble pour préparer xale yi vers la tolérance préparer xale yi ñu bañ a condamner cette société là condamner góor jigéen dama ne lii sëriñ si war nañu koo xam suñu xalif généraux yi maa ngi leen si woo di leen ñaan ñu jouer jël seen responsabilité baax na ñuy woo président di wasu ak moom waaye woo bi nañ ko woo ci penc mi dama ne ñun modèle bi nga xam ne Sénégal yëpp a ngi koy jooy ba tey modèle bu mel ni El Hadj Abdoul Aziz Dabakh la kii nekkul woon di woote téléphone ci suuf nekkul woon di yónnee émissaire dafay woo presse bi woo askan bi wax bëgg-bëggam wax li mu xalaat loolu la ñuy xaar suñu kilifa diine yi nañu wax ci kaw pour ñun ñëpp ñuy xam suñu kilifa yi lan la ñu wax ak naka lañ ko waxee pour ñu mën a taxaw nag xeexal leen ndax ñun ñooy seen i doom ñun ñooy seen i ndaw ñun ñooy seen i loxo ñooy war a defal li nga xam ne ñoom aujourd'hui ñoom dañu war a ñaanal rek waaye réew mi sàmm réew mi li taxoon El Hadj Malick nekk fi Serigne Touba ñëw fi Baye Niass nekk fi ñoom Baye Boukounta ñoom Limamou ñii ñëpp il voulait une société de valeur une société de principe une société bi nga xam ne dañ koo teg ci jàngale yoon ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam te gëw ma ni jàngale yoon ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jàngal la buy woote ci góor jigéen gëw ma loolu gëw ma ni jàngale yoon ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jàngale bi nga xam ne ñuy woo ci mal gouvernance ci sàcc alalu askan wi ci parparloo ci am ñoo fal ak ñenn ñoo folli ci foowee alalu mbooloo alal bu ñëpp bokk ak ci wax di fenn ci penc mi ministre yëpp jamono bii dafa mel ni kàddu amatul Sénégal kilifa bu leng mooy taxaw ci biir mbooloo di wax di fenn askanam ma ne un gouvernement sérieux ne ment pas son peuple un gouvernement sérieux ne méprise pas son peuple un gouvernement sérieux doit du respect à son peuple dama ne gouvernement bi suñu ay ndaw kese suñuy mindaan lañu ñun ñoo leen liggéeyloo bañ na ko pouvoir exécutif la tudd ils doivent exécuter nos commandements et nos volontés bu ñu demee ba changer bañ ci nekk ay gouvernants bëgg nekk ay monarques on doit sortir pour leur dire arrête te incha allah ci marche boobu ñu nekk ci dimension bi ñu nekk maa ngi jégalu ci kàddu yi.